jërë ngeen jëf mbokk téléspectateur yu télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci li jotaayu xibaar li ci gën a fës wala boog daañ ko door rek ki nga xam ne teg nañu ko yoxo boobaak léegi ci fukki fan ak ñeent ci weeru février ba suñu jun yàllaay tey mu ñeelu mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr ki nga xam ne nag moom moo di professeur Alioune Badara Dia ak itam kookee nga xam ne moom lañ teg loxo moom professeur nag njabootam ñoom ñooy sàkku ñu daal di koy bool bàyyi mu noyyi ngelaw lu féex naka noonu itam ay naataangoom jàngale katam nag ca CM bu Pikine itam li ñu sàkku moom moo di ñu daal di koy bàyyi mu noyyi ngelaw lu féex ca diwaan bu Ndar Géej ñu dem fa fekk fa suñu ndaw Ousseynou Diop ak Habib Seck. Alioune Badara Dia professeur la ca CM bu Pikine fukki fan ak ñeent ci weeru février ci atum 2021 bi ci mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr lañ ko jàppoon boobu ba léegi mu nekk ci kaso bi. moom nag ñi nga xamante ni ay jàngalekat lañ nekk ci diwaanu Ndar Géej la ñuy ñaan mooy ñu mën ko bàyyi ci na mu gën a gaaw ndaxte ñoom gis nañ ni ñu ñu jàppoon ñëpp bàyyi nañ leen ba mu des moom. ñu jàppoon ñëpp bàyyi nañ leen ba mu des moom ñun loolu moo ñu jaaxal moo ñu ëlëm ba tey ji ñu ñëw di lancer waat benn appel autorité Saint-Louisienne yi ak autorité du Sénégal pour ñu mën a gaaw ci mbir mi ñu bàyyi Alioune Badara Dia mu dellusiwaat ci këram ci famille am ci jabaram ci doomam. ci élèves yi ndax bañ ko jàppee ba tey CM Pikine jàng bi ni mu waroon doxeetu ko. ci kàddu imam bi nekk ci quartier ba mu dëkk njiitu réew mi war na ci wax ci na mu gën a gaaw ndaxte jamono ji ay mbokkam jaaxle nañ te xamuñu ci lu mu ne. ci diine yàlla gi ak ci taxawaay bi ñu jéggal nu suñu doom ji bàyyil nu ko ba mu delluwaat ci biir këram delluwaat ci biir njabootam loolu daal mooy suñu mébét ci autorité lekk doora ci. son excellence monsieur le président de la république ak képp koo xamee am nga ci ndogal daal incha allahu taala. fan ngi nii jàngalekat yi nekk ci diwaan Ndar Géej génn nañu wane seen naqar ndongo itam naka noonu génne seen ay morom ci école yi ñu nekkoon la ñu ñaan mooy ñu bàyyi ko waaye boobu ba léegi moom Alioune Badara Dia mi ngi ci kaso bi. Ousseynou ñeneen ñoo xamante ni nag des nañu ci kaso bi ñu njort nañ ne nag laale nañ ca njombe la amoon ca boofa bayot nag xam ngeen ne ñu ngi wëyal li nga xam ne nag moom moo di grève ko xiifal bi lu ni mel itam tàmbali nañ ko altine wi nga xam ne moom la ñu weesu tax na itam suñu ay ndaw sampat ab laaj ci ñi nga xam ne nag dañ leen di teg ci kaso bi nag ca seen ak diir yàggu lool tax na itam ñu dékk suñu ab micro kenn koo xamante ni nag ab juriste la séq ak moom waxtaan Boubacar Diassi Lamine Mandiang. ñaari fan gannaaw bi ñaari fukki prévenu ak juróom yi tàmbalee seen xiifal bu amul àpp te la justice bi mu daal di leen àttee dàq li nga xamante ni moom mooy seen détention préventive ñun ñi ñu sol suñuy dàll tey taataan kaddu doctorat bi nekk ci département bu droit bu université Assane Seck bu Ziguinchor ngir xam détention préventive lu muy tekki. Jean Carbonnier a mu définir la détention provisoire comme une mesure grave qui va à l'encontre de la présomption d'innocence donc boobu noonu. lu ñu ci mën a wax c'est que la détention provisoire est une mesure attentatoire à la liberté individuelle des personnes. ci wàllu lu ñuy duppee matière criminelle charte Sénégal yu tënk li nga xamante ni mooy détention préventive lu ni mel lañ cee mën a jàpp. en matière criminelle bu dee crime la nag c'est là où se trouve le problème parce que amul texte bu ko encadré donc moo tax parfois les juges d'instruction donc se donnent toute une latitude temps bu yegg gudd pour ñu mën a gëstu ci dossier criminels yi. waaye activiste bii nga xamante ni moom moo jiitee vision citoyenne ne il faut que Sénégal bindaat ay textam yu nga xamante ne ñoo tënk baat bii nekk détention préventive. dëgg-dëgg loi day ànd ak temps les lois évoluent lu ñu koy waxee loi day ànd ak temps donc comme loi day ànd ak temps mënoo jàpp ay nit ñu naan si c'est des crimes bu fekkee crime la amul apte mais lu amul apte loolu nit moomu ko mooy tey jii ñooñu noonu détenu lañu mais am nañu ay droit. ñooñu ay détenu lañu mais am nañu ay droit parce que fu mu tel ni ba léegi kenn xamul ñoom ñoo def wala defuñu. ak lu munti am ñaar fukki prévenu yi ak juróom ñoo ngi wéyal li nga xamante ne mooy seen xiifal bu amul app. ferme horticole bu Bogal xam ngeen ne mbokk yi dafa lakk foofu nag askan wi nga xam ne ñoom ñoo fay yeewoo li ñu xamle moom moo di ñenn ci ay doomi aadama seen i pexe moom moo sotti ndax itam lakk-lakk woowee nag seen loxo laale na ci bu baax a baax monté woowule ferme ay doomi aadama ñu nga fa doon daan li nga xam ne moom moo di seen ak doole ba tax itam askan wa ñu ngay wéy di naqarlu bu baax a baax mbir mu ni mel Bakary Konté xaali jàmm ci reportage.
horticole bu Bogal safara bi lakk na ko lépp fa yàqu askan di ne dafa am nit boo xamante ne moo ñëw daat koy taal investissement bi nag dem na ba 100 millions ci suñu xaalis PPDC moo ko réalisé mu am nag ay jigéen ak ay ndaw ñu mat ci 41 jeunes ñu fay liggéey. yaakaar bu bëri la ñu amoon ci ferme bi yaakaar bu bëri ay ñu bëri ñoo fi doon liggéey di fi daan seen doole di njëriñ seen doom di yaakaar ëllëg mun a di tabax gox boo xam ne gox bu référence la ay millions ñoo ci lakk ay millions la ñu ci perdre te loolu ñu fi nekk tey jii nii boo xoolee lu ñu liggéey boo ñu defee benn campagne ñaari campagne saa ba ñetti campagne ba ñeenti campagne mënu fexe ba ñu réparer li nga xam ne loolu moo fi yàqu. ferme horticole bi nag mu ngi doon alimenter village yi nekk fii ci Kabada ak marché hebdomadaire yi nekk fii ci département bu Bounkiling. lu ñu fi bay moom lu ci gën a bëri yàqu na ferme bi 12 hectares la 12 hectares nag boo ko defee maraîchage bu la wuyoo normal département Bounkiling yëpp mun na leen approvisionner en légumes. population yi nekk fii ci diwaanu Kabada di ne dañu bëgg autorités yi daal leen jàppale pour nag ñi daal di defaraat ferme horticole bi ndaxte ndaw yu bëri doon fay liggéey. bon maa ngi aussi ñaan waa PPDC aussi deuxième phase bi aussi ñu gën a góorgóorlu ñu ñëw ñu gën ñu jàppale daal bu baax a baax aussi. coow li bëri na loolu fii ci diwaanu Kabada bu ñu lakkee ferme ba léegi ba tax na coopérative Bantare Kabada daal di déposer benn plainte di ñaax justice bi mu daal di teg loxo ñoo xamante ne ñoo daal di lakk seen ferme horticole bi. mbokk yi xam ngeen ne classement mondial wu liberté de la presse daal nañ koy fësal mu atum 2021 naka noonu itam daal dañuy nemmeeku rek ne réew bu Sénégal daal dinay nërmeelu lu toll ci ñaari poñ ba tax itam dékk nañ suñu ay micro ki nga xam ne moom moo teewal nag RSF nag fii ci réew bu Sénégal mu di Reporters sans frontières moom Assane Diagne ak itam ki nga xam ne moom moo di Ousseynou Dieng moom mooy directeur communication au ministère de la culture li mu xamle moom moo di secteur wi ñeel wàllu taskatu xibaar yi nag war nañ koo seggaat bu baax a baax daal di xoolaat doxalin wi fii ci réew bu Sénégal ñu seetaan reportage. Sénégal daal di ñàkk ñaari poñ ci lu ñeel classement mondial de la liberté de la presse atum 2021 ba ñu sukkandikoo ci Reporters sans frontières. gis nañ fi ay journalistes yu ñu attaqué woon ci Touba ay policiers dal ci seen kaw te ñu doon def rek seen liggéey. gis nañ fi ci période bi am ñoo xam ni dañu àndul woon ci couvre-feu bi doon manifester ci dans la même région ci Mbacké ñu dal fi siège rajo RFM aussi loolu dafa bokk ci li nga xam ni du améliorer classement wu réew ci genre rapport yu mel nii. mu nekk taxawaay woo xamante ni directeur wu communication ci ministère de la culture daal dina koy dummóoyu. 455 fréquences la ñu joxe. site d'information yi dem nañ pratiquement plus de 250 sites d'information il faut ñu assainir ko télévision yi rek laa wax de mais 17 télévisions déjà ñu ngi fii. ki nga xam ne nag moom moo fi taxawal Reporters sans frontières di sàkku ci nguur bu Sénégal mu gën a jox warma ñi nga xam ne ñoom ñoo di way taskatu xibaar yi. ci wàllum tasum xibaar daal ñu fexe ba nga xam ni njuumte li nga xam ni danañ ko ci def du nekk loo xam ni dañ cay saafantoo pour xañ la sa bopp xañ la sa liberté. gis nañ ni aussi. amul loi boo xam ni dana yombal jotum xibaar ci réew mi. ñetti fan ci weeru mai di bés wi nga xam ne moom lañ jagleel ci àdduna wërngal këpp liberté de la presse ci Sénégal bépp association woo xamante ni nag mi ngi ñeel tasum xibaar nag dinañ wàcc ci mbedd yi di sàkku seen àq ak seen yelleef. conseil présidentiel wu ñeel xëyub ndaw ñi xam ngeen ne ni ki ëllëg daañ ko amal fii ci réew bu Sénégal naka noonu itam daje nañ ak ñaar ci ñoo xamante ni nag ay doomi aadama lañ kenn ki am na ay lijaasaam te amul xëy kenn ki nag mi ngi ci daara yu kawe yi di wéyal li nga xam ne nag moom moo di njàngam la mu xamle moom moomee nag moom moo di tiit na lool ci ëllëgam ndax itam réew bu Sénégal daal di fi am xëy lu jafe la Maymuna Njaay Yuusu Baro ñu fekk ko mu toog ci keppaaru garab gi maam Jonn Puy di xoolaat li mu jàngoon ba noppi am na tiitaange lool ci ëllëgam wante am na gis-gis ci lël bi nga xam ne dañ koy amal jëmale ko ci xëyum ndaw ñi. à chaque fois da ngay xalaat naan est-ce que man dinaa réussir ëllëg parce que tellement taux de chômage bi fi nekk jusqu'à présent amuñu solution pour régler loolu. ki nga xam ni moom moo boot ñi nga xam ni dañoo am seen lijaase ba noppi te amuñu xëy moom it di ñaawlu bu baax li nga xam ni boolewuñ leen ci liggéey yu nu mel. mënoo ne nit ki da nga koy defal te doo ko déglu doo ko ci boole. lépp loo xam ne décision bu jëm ci ndaw yi la na ndaw yi fekkee fi ñu koy jëlee na ci ndaw yi ànd na ci ndaw yi bokk mais duñu wax pour ndaw yi la
ñaari ndaw nekk fa fanweeri màgget nekk fa ak retraité il faudrait que ndaw yi ñu bokk ci fépp foo xam ne dañ fay jëlee décision fépp foo xamante ni dañ fay wax lu jëm si ñoom parce que li ñuy dund ñoom ñoo xam. moom Yves Zale bëgg na mbir yi di doxee neneen bu ñu jugee ci ndaje bi. ba président waxee 350 milliards ñu teg ci léegi 450 milliards dégg ngeen ku nekk nga jóg di wax ci ndaw ku nekk nga jóg di wax ci xëy ci liggéey te boobu la kenn déggu leen parce que ba muy metti ñoo ñëpp kenn déggu leen. ndaw yi ñu taseel daanaka ñoom amuñu yaakaar ci ndaje bi moo ne de ndaje bi dañoo wax ni ci seen ëllëg lay àddu lan moo tax ñu jëlee mbir mi nii xanaa kay dañoo ragal lépp luñ fi waxtaanee buñ ci noppee daat koy fàtte. Maimouna Ndiaye ñi yëngu ci wàllu caada ana nees mën a def nag ba daal di tëral li nga xam ne moom moo di seen ab carrière ba tey itam bu ñu tollee ci à la retraite duñu am benn jafe-jafe lu ni mel mbokk yi xam ngeen ne ab laaj la wu samp woo xamante ni boobaak léegi amul li nga xam ne nag moom moo di tontu ba tax itam association des managers ak itam agent d'artiste daal di amal li nga xam ne nag moom moo di seen i ay membres ngir itam daal di joyanti woowule secteur lu mu ci mënti doon tontu li ñu seetaan ko ci reportage wi nga xam ne Ibou Diouf ak Amadou Ba def nañu ko. ñoom ñi ay manager lañ wala ay agent artiste ñoom li leen gën a ñor mooy taxawu ki nga xamante ne mooy artiste boobee jàppale ko ci liggéeyam. manager rôle am moom mooy nekk ci watu artiste nekk ci mais di ko conseiller pour que li nga xam ne moom mooy liggéeyam mu mun ci gis boppam ni mu ko waree mais comme j'ai dit ak changement au monde bi ni muy demee adaptation au marché bi léegi manager ak directeur entreprise la. artiste bi amul lu dul xalaatam amul dara lu dul composition am musique bi la am mais manager bi moo ko war a jaay parce que tey da nga koy xool rek ne boulangerie bi bu lakkee mburu ba pare il faut ñu jaay ko. ñooñee nag jege lool yenn saay artistes yi ba tax na lépp lu koy indil ngeen dañ ciy taxaw. te booy manager di nga xam son di nga mën a sax defar guitare ci scène bi ci kaw scène bi di nga jóg monter guitare di nga xam lumière donc métier yooyu yëpp da nga ko war a xam. jamono ji nag ñu ne seen taxawaay lu bëri soppeeku na ci li ko waral mooy xarala yu yees yi. benn rajo fi nekkoon benn télé et que tey boo xoolee ak réseaux sociaux yi et l'heure des télécommunications il y a eu beaucoup de changements kon tey fii boo ci bëggee nekk am na yu bëri yoo xam ne il faut nga maîtriser ko il faut nga jàng ko. jamono ji nag muy manager wala agent loole lu am solo la ci carrière artiste ba tax na association bi ëmb ñëpp ñuy yëngu ci wàllu manager wala agent artiste nu gën leen xam ci ama ñoo ngi amal ay lël ngir gën leen taxaw ci seeni liggéey. Ibou Diouf weneen ab laaj boo xamante ni dees na ko samp ci jotaay wi ñu jéem a am li nga xam ne moom moo di tontu li ndax mënees naa woor ci wooru kër gi ba pare di amal li nga xam ne moom moo di ñàkk lum ci mënti doon am na ay kàddu yu waroo yoo xamante ni am na ci woowule wàll waaye jàpp leen itam barab yi nga xam ne ñu ngi fay amalee ñàkk gi nag néew na nga daal di fay gis ay doomi aadama suñu ay ndaw doxantu woon nañu fa Fat Bintou Konté Youssou Baro di woor ba pare bëgg a vacciné wu Imam Mactar Ndiaye bu grande mosquée Liberté 6 jàpp na ne loolu àndut te nag mag ñuy wax lan moo ko waral. boo wooree lépp loo xam ne dafay jàll sa biir yaram moo xam dafa jaar sa nopp sa bët sa bakkan moo xam ay collyre la wala injection la wala vaccin la wala piqûre la loolu yëpp day yàq koor te bu nu sukkandikoo ci waxu Ibnu Abbas mu ni anna sawma yafsudu maa yadxulu fil jawfi mu ni bokk na ci li yàq koor lépp loo xam ne dafay tàbbi ci biiru doomu aadama day yàq koor kon képp koo xam ne vacciné wu nga ci biir weeru koor ne la wóor na sa koor dagg na bu koor gi jeexee bis boobu da nga koy fay. moo ni di imam Ismaïla Ndiaye moom jàpp na ne vaccin amul benn impact ci ki nga xam ne moom mooy kii woor mën na noo woor teg ci di vacciné wu. li ci borom xam-xam l'islam yi wax mooy li fekk amul lu mu àndal ci dund nga xam ni dafay mel ni luy wuutu lekk ak naan nga xam ni wuutuwul lekk ak naan vaccin boobu yàqul koor. Maliki yu ni sax ñoom gën nañoo sori ku mel ni Ibn Abdul Barr wax na ni même bu amee lu muy indi ci yaram bi ci dund waaye fekkul jaarul ci gémmiñ fay bis boobu sax dañ ko sopp rek waaye du luy war. la ci am ba am daal mooy bërëb yi nga xam ne dañ fay faral di vacciné wu nit ñi ñëwatuñ fa nam fa daan demee. nit ñi dañuy ñëw par compte-gouttes dañuy ñëw di dem mais comme ni ñu amee woon affluence avant ay di ñàkk ay 300 personnes par jour léegi amatuñ ko. ñii neen l'islam nanguwul vaccin. ñii neen nangam mais am na ñoo xam ne ñoom tëniruñu ci loolu ñu ngi ñëw daal di vacciné wu di dem. fi mu ne nii xalaat yi dañoo wuute lool ci li nga xam ne moom moo jëm ci wàllum vaccin bi ci période ramadan bi lee liñ ci mën a seetlu daal moo di Sénégalais yu bëri fi mu toll nii dañoo toog xaar ba koor gi wees ñu mën a delluwaat vacciné wu.
ñu des ci wàllu wér-gu-yaram mbokk yi ba tey jàppale ne nag député bii di Marième Soda Ndiaye amal na ab bataaxal dëkkmal ko ki nga xam ne nag moom lañ dénk wàllu wér-gu-yaram fii ci réew bu Sénégal moom Abdoulaye Diouf Sarr la muy sàkku moom Marième Soda moom moo di hôpital régional bu Kolda nag ñu daal di fay amal ab gynécologue ndax itam jàppale ne ci weeru décembre atum 2020 ba suñ jon yàllaay tey nag amul mbir mu ni mel ñu teewlu ay kàddoom yëkkati na ko dénk ko Chérif Dia. Kolda yi nga xam ne dañu toog lu tolloog xëy na juróom benn weer amuñu docteur donc amuñu gynécologue boo gisee Kolda dëkk la boo nga xamante ne xëy na am na lu tolloog 800 000 habitants et que foofu dañu fa gis problème yu bëri jëm ci ko mortalité maternelle et cetera donc loolu moo wund tey sunu question écrite bi et ñi ngi xaar fii ak 1 mois xëy na dinañ ci indi tontu waaye ma fàttali di biral ne waa autorité ministère de la santé jot nañu wax ak ñun et liñ naan éco favorable may nañu nopp et ñaan nañ yàlla sunu joytu bi nii ñu dégg ko et ba askanu Kolda nga xam ne foofu benn hôpital régional rek fa am ñu mën a am gynéco. mbokk yi ñu wax ci wàllu tàggat yaram jàppale ne nag guleet AS Jaraaf équipe bu Médina bile nag daal di qualifié mu ñeel coupe bu confédération africaine bu football xam ngeen li ko may di victoire wi nga xam ne am na ko ci kanamu étoile sportive bu Sahel ginnaaw itam bi mu ko dóoree benn bal ci dara ñu teewlu tënk li nga xam ne Cheikh Sadbou Diarra def na ko. ni boobule élément daañ ci ñëwaat si suñu yeneen jotaayu xibaar mbokk yi ñu wax ci leneen stade Maître Babacar Seye ca diwaan bu Ndar Géej xam ngeen ne boobaak léegi jur na coow lu rëy ndax dañ koy toxal am déet lu mu ci mënti doon directeur général bu AGETIP nag daal dinay dalal ab délégation woo xamante ni ñoo nga bàyyeekoo fa nga xam ne moom moo di ca Ndar Géej délégation boobee nag Amara Traoré moom moo ko jiite naka noonu itam li mu xamle moom moo di am na ab plateforme bu yees woo xamante ni dina mën a tënk lépp lu soxal woowule projet Modou Fall ak Mohamed Sow Dieng. toxal gu ñu toxal stade Maître Babacar Seye tax mu am ay xëccoo ak ki werante ci askanu waa Saint-Louis mu mel ni nag kon juba ngay waaj a am gannaaw nag bi AGETIP rek dajeek délégation bi nga xam te ni Amara Traoré moo ko jiite ci wàllu waxtaan ak lii di information. depuis le début dañ doon wax maire bi ak ministre bi suñu amoon site bu gën a yaatu moo gën. parce que dañ ñu permettre stade bi ak palais de sport bi yëpp mu nekk ci benn site dañ ñu permettre aussi ñu yokk ci yeneen commodité par exemple mu am benn terrain d'entraînement suñu bëggee recevoir ay compétition internationale dañ ñu permettre ñu yokk ci ay espace hébergement te dina permettre aussi commune bi gën a mën a gérer son développement. mu ne ni proposé nañu benn site nu mu tudd xaar yàlla xaar. wan gi ñu leen wan maquette bi ak site bu bees bi nga xamante ni tànn na ko loole rek tax na ki nga xamante ni moo di ancien international bu Sénégal bi daal di ni projet bi ànd na ci lool daanaka sax nee na dana dem rek dalal xel yi nga xamante ni ñoo ko yabal mu di waa Ndar. sama mbokk Amara Traoré mi ngi wax ni lii ñu nu wan de doy na sëkk. pour convaincre ñi nga xam maanaam pour dalal xelu ñi nga xam ni ñoo gënoon bañ te wax na ni ñooy bañ ñi ngir bañ fàttaliku bu neex rek la. ngir respecter li nga xam te ni moo di norme internationale waaye itam bëgg ci wàllu yeesal li nga xam te ni moo di bërëb yi ñuy tàggatee nit ñi loola tax na ñu daal di tànn ab site goo xamante ni fukki hectare ak juróom la wuteeg lool. site yi nga xamante ni foofu la ñaari stade yi la nekk mu di Babacar Seye ak Maître Mawade Wade bi nekk ci ñaari hectare bi ci des nekk ci ñeenti hectare. jërëjëf Modou Fall mbokk yi ñu yëkkati jotaay bi dig daje léegi ak rédaction bu télévision Futurs Médias lu mooy loolee itam ñu bàyyi leen ngeen wéyee ak suñu ay programme bu fekkee yéen a ngi wàcc ndogali na ci jàmm bari jaa ngeen jëf.